waaw ñu ngi toog ak professeur Mboup mu nekk président fondateur u IRESSEF bokk ci kër yi nga xam ne leen boole tey ci xeex bi nga xam ñu ngi koy xeex coronavirus ci Sénégal professeur Dakaractu mu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay waa Dakaractu. waaw professeur xam nañ ni fi mu toll nii ñu ngi ci campagne de vaccination au Sénégal yow gis nañ léegi sax vacciné wu nga en tant que kuy liggéey ci wàllum santé ci recherche. lan nga gisee démarrage bi nga xam ne am na ci wàllum vaccination Covid 19 bi. waaw loolu moom mënuñu lu dul di ko bëggee ndaxte dañu yàgg wax ni xaj na li ñu war a mën a génnee ci mbirum corona bi vaccin lay doon parce que am na ay mesures yu ñu jël mais gis nañu dëkk yu mag yi même ak mesures yooyu ba léegi corona baa nga fa. donc yaakaar biñ ci am daal mooy vaccin bi donc vaccin bi tamit xam nañ ni àddina bi yëpp ko soxla te que même dëkk yu am doole yi nga xam ni ñoo koy defaral seen bopp déjà amuñu ci lu leen doy léegi nag waxatuñu dëkk yeneen yi nga xam ni seen doole yeggul foofu moo tax nag bi ñu defee ba chef de l'État bi ak ñëpp ñi mu ko dénk fexe ba vaccin bi ñëw Sénégal vraiment loolu day loo xam ne mënuñu lu dul bëgge ko ndaxte day wane ni suñu wér-gu-yaram suñu autorités yi vraiment def nañ ko priorité absolue information yi ma en tout cas yi ma am actuellement day wane ni dëkk yi koy commencé def Afrique bëreeguñu peut-être fukk lañ ñoo yooyu et Sénégal bokk ci vraiment loolu moom mënuñu lu dul di ko mbëggee te xam nañ ni am na yeneen vaccin yuy waaj a ñëw ci yeneen anam maanaam yoo xam ni éventuellement yeneen groupe ñoo koy joxe mais groupe bi ñu wax aussi ni moom lañ dénk affaire vaccination bi mi ngi def ak chef de l'État bi seen kéemtulaayu kattan pour vraiment vaccin yi ñëw donc li ñuy defal daal mooy digal nit ñi nañu vacciné wu nañu dem jël ñàkk boobu vaccination boobu parce que loolu rek dinañ ko wax dinañ ko dolli wax moom mooy li ñu xam ni daal xalaat nañ ni moo ñu gën a mën a jàppale ci mbirum mbas mi. wax nga ko léegi Sénégal jot ay doses yoo xam ni Sinopharm moo ko jox mais dafa am ay cibles yi nga xam moom la ñu leen war a jox ñu mel ni yow fi nga nekk ni ak hôpitaux yi mais tey bu fekkoon ni grande masse bi dañ leen war a vacciner. yan anam la ñu war a doxalee ba ñu nangu ko parce que gis nañ ni ñu bëri ñu ngi taxaw ne du ma vacciné wu yu mel noonu. ban stratégie la ñu war a teg pour mën a nanguloo nit ñi vaccin yooyu. waaw loolu dafay lu am fayda vraiment wax jooju parce que dafa bëri am na wax ay rumeurs yoo xam ni vraiment dafa ñëwoon même avant vaccin yi ñëw et je crois que amoon na échange yu bëri ci réseaux sociaux yi loolu nag tant que vaccin yi amul woon. dafay loo xam ni xaj na mën nañ ko gisee d'une certaine manière mais léegi nag vaccin yi ñëw te ñu xam ni vraiment vaccin yi ñoom pour l'instant gisaguñ ci dara loo xam ni mën na jaaxalaate te vaccin yi aussi fépp fi ñu ko awalee dafa aw yoon même su dee lu gaaw te loolu expliqué nañ ko ba sonn ni gaawaay boobu li ko indil maanaam ay différentes fànn la déjà xam-xam bi dafa gën a gaaw xam-xam bi dafa gën a yaatu ba pare aussi xaalis bi ñu ci def dafa bëri te aussi ñu bëree ci liggéey nit ñi dañoo lëkkaloo pour liggéey ci donc loolu lépp ak technologie yu ñuy utiliser aussi day technologie yu bees loolu lépp ku ko xam nga ni vraiment lépp aw na yoon aussi ci régulation lépp lu ñuy def pour wax ni vaccin bi en tout cas amul yenn effets secondaires yi wala amul li ñu wax innocuité am baax na donc même su gaawee ku ci xam dara donc pour man stratégie bi mooy di continuer di expliquer nit ñi lépp lu leen ci jaaxal dinañ leen ko wax dinañ leen ko expliquer ba ñu xam ni vraiment kenn du ko caaxaane kenn du jël rek nit ñi parce que dañu bëgg ñu vacciner wala def leen leneen li ñu bëgg mooy seen wér-gu-yaram te loolu moo ñu tax a jóg moo ñu mës a tax a jóg te moo ñuy continuer di tax a jóg donc pour l'instant daal li ñu gisagum mooy di wax nit ñi su yeboo na seen xel dal am nañu ay nit ñoo xam ni loolu mooy seen liggéey
te yooyu yëpp def nañ ko non seulement au niveau international non seulement ci organisation internationale yi comme OS mais aussi ci dëkk bi te loolu dañ koy continuer def duñ ko bàyyi mukk bis bu ñu ci gisee aussi lu ñu jaaxal dañ koy wax ñun ay scientifique lañu li ñu xam rek la ñuy wax donc kooku daal mënuma lu dul dalal xel nit ñi moo taxoon ma ni man suma sañoon man maa fi njëkk a ñàkku dama tukki woon di soog a ñëw tey looloo tax d'ailleurs bokk ma woon ci ñaar fan yi ñu commencé vaccination bi donc loolu la aussi la ñuy déggal ñëpp su ma amee capacité bi aussi ñëpp ñi war a ñàkku fii ci personnel médical bi dañ ko def mais ñëpp ñi nga xam ni aussi ci sama waa kër dañ ko war a yelloo ñoom aussi dinañ leen vacciner te loolu laay recommander ñëpp léegi nag information bi buñ ko bàyyi mukk te nit ñi aussi nañ wax ak ñoom pas seulement pour dalal leen seen xel mais pour wax leen lan mooy dëgg bi lan lañ ci xam scientifiquement luñ ci xamul dañ naan xamuñu ko luñ ci xam te mu wóor ñu aussi dañ koy wax te bis buñ ci amee lu ñu jaaxal aussi dañ koy wax donc si boobu kooku moom xelu nit ñi dal ci. toujours ñu des ci vaccination yaa ma ko gën a xam Sénégal mu ngi xaar bu dul Sinopharm bi mu ngi xaar yeneen vaccin bokk na ci AstraZeneca bi nga xam ni ci dispositif COVAX lañ ko war a jotee ñu war a am 1,3 million de doses yoo xam ni war nañ yegg si ci mars mais professeur dañu gis ni AstraZeneca coow daf si am parce que Afrique du Sud mi si jëndoon 1 million de doses daf ko mujj maye ndax efficaceul ci variant sud-africain bi gis nañ ne aussi dëkk Europe yu bëri dañ ko tere ñi nga xam ne dañu am 65 ans et plus ñun Sénégal ñu war ci jot est-ce que yaakaaroo ni war nañ ci prudent wala boog bu yegsee ñu def ci ay études avant ñu koy jox ñi nga xam ñooy cible yi. waaw loolu moom wax nga dëgg question bu am importance la mais aussi question bu sensible la léegi man sama xalaatu bopp laay joxe. Je crois que ci ñi jëkk a wax laa ni su vaccin boobu ñëwee il faut ñu continuer am ay informations notamment ci variant surtout sud-africain bi peut-être moins ci variant britannique bi parce que benn mutation la amee loolu mooy tax ni ñàkk yi peut-être amul efficacité maintenant nag man dama bokk ci benn groupe bu ñuy wax CONVACT mooy comité consortium la bu Union africaine mettre en place pour affaire vaccin yi et conseil yu bëri yu Union africaine di joxe léegi recommandation yi ñuy joxe mooy dëkk yi nga xam ni su fa dara amulee te variant bi amagu fa noonu mën nañ ko jëlandi en attendant parce que moo gën bañ a jël dara mais ñu continuer di ko surveiller et peut-être ñoom waa AstraZeneca ñu ngi defaat beneen vaccin boo xam ni xalaat nañu dina efficace ci variant boobu bis bu amee certainement dinañ def rappel ñooñu mais loolu mooy pour l'instant recommandation bi ñu téye bañ a jàpp ci dara mais c'est vrai que il faut mu am prudence aussi par rapport ak nit ñi am certain âge parce que foofu aussi daf ci am wax tuuti mais en attendant la recommandation bi ñu joxe mooy su fekkee ni amaguñu problème bu variant boobu mu nekk ci yenn taux yi te dara nekku fa mën nañ ko jëlandi moo gën bañ ko utiliser mais en attendant nag day continuer surveillance bi luñ ci gis aussi ñu wax ko luñ ci xam aussi ñu wax ko mais loolu mooy en tout cas position pour l'instant bi Union africaine ak CONVACT bi jël pour vraiment wax ni pour le moment en tout cas su amulee dara mën nañ ko jëlandi en attendant mais taxul aussi ñu jël ko rek juste pour jox ko nit ñi dafay am lu mu war a àndal ci ay surveillance lu ñu gis wax ko et puis aussi di seet naka la variant boobu di évoluer mais pour l'instant en tout cas dëkk yu bëri suñu dëkk yi ci li ñu xam amaguñu niveau boobu à part Afrique du Sud ak peut-être Afrique du Sud rek mais surveillance boobu dafa war maintenant nag bés boo amee yeneen possibilité te c'est sûr que sooy choisir yeneen vaccin yi gën a adapté ngay choisir mais suñ ñëwee xaj na position bi gën mooy bañ ko sànni en attendant utiliser ko pour vraiment ñi ngi ko gën a utiliser maanaam mooy ñi ñu wax les jeunes là ak ñu fi variant foo xam ni variant bi nekku fi en attendant ñuy gis leneen. Professeur wax nga ko léegi pour nga xam ne dañu war a am li nga xam mooy immunité collective ci vaccination lañ ko war a jëlee waaye est-ce que Sénégal wala sax àddina dañuy vacciner ñëpp wala dafa am benn pourcentage rek boo xam ne boo ko vacciner ci sa population atteindre nga immunité collective bi.
voilà loolu aussi day loo xam ni dañuy continuer di ko seetlu pour l'instant idéalement mu doon vacciner ñëpp mais certainement loolu du gaaw a am et puis dañu def ay prévisions lu ñuy def nee nañu immunité bi su situé entre 40 ba peut-être 75 à 80%, certainement immunité collective boobu dina protéger population bi mais loolu aussi day loo xam ni et loolu moo ci am importance vaccin bi rek du loo xam ni dañ koy jox nit ñi rek toog di seetaan dafa am lu mu war a àndal loolu laa mës a wax ci en matière de surveillance ak information di seetaale vraiment nu mu demee mais wax nga dëgg immunité collective bi ñu bëgg boo xam ni éventuellement dina protéger et dafa mel ni résultat yooyu aussi wane na ko au moins ci certains groupes de population ci dëkk yi avancé ci vaccination bi comme Israël léegi seen yu bëri dafa wàññeeku ndax vaccination bi donc am na njëriñ bu baax a baax loolu c'est évident mais même foofu vaccin bi daal tant que ñu ngi koy joxe gëstukat yeeg yenn information yi dañ ko war di am régulièrement pour mën ko juger li bon rek mooy ni def nañ dara rek dañ ciy continuer na dañuy am information bis bu information yi comme waa Afrique du Sud wane ni fii kat dañ ko war arrêter boobu bis boobu dañ koy arrêter daal di seet feneen mais en attendant encore une fois comme amaguñ su amulee leneen en tout cas am na population yu ñu ko mën a jox loolu c'est wóor na te ñooñu dina leen amal njëriñ. waaw docteur wax nga ko léegi muy li nga xam ne moom mooy variant yi nga xam ni feeñ na ci dëkk yu bëri te yow sax sa équipe gisoon variant britannique bi ci benn patient fii tey surveillance bi nga xam ne yéen a ngi koy def depuis boobu jëm ci xëy na muy variant sud africain bi muy bu nigérian bi sax wala muy bu californien bi wala sax muy bu sud africain bi yéen fan ngeen ci toll tey ci gëstu yi. voilà ci loolu bi ñu ko defee vraiment dañu yokk suñ doole wuti yeneen machine yu gën a encore am équipement yu gën a mën a def loolu ba pare aussi di lëkkaloog ay nit ñu gën a bëri pas seulement ñu doon liggéeyal mais ak ñeneen léegi dañu jël surveillance boobu ñu def ko priorité absolue parce que dañu war a fu ñu ci toll rek wane fu variant boobu di évoluer ci biir population bi et wane dëkk yu même en France comme j'ai dit gis nañ ñi fa variant boobu di évoluer donc du loo xam ni rek peut-être def nga ko benn yoon taxaw da ngay continuer di ko def donc suñu liggéey léegi loolu la régulièrement ñu ngi continuer di def surveillance boobu et même am na matériel yu ñu gis yu bees a bees yoo xam ni dina tax liggéey boobu di gën a gaaw donc suñu objectif mooy en tout cas le maximum de variants yu ñu mën a caractériser dinañ ko caractériser mais normalement mardi prochain waa Afrique CDC Africa dañu gis liggéey bi ñu def ñu ni ñoom dañu bëgg léegi ñu jàppale leen pour surveillance variant boobu ñu def ko non seulement pour le Sénégal mais pour l'Afrique de l'Ouest et loolu loo xam ni vraiment wane na ni am nañ confiance ci ñun parce que gis nañu liggéey bi ñu ci def donc suñu surveillance bi ñuy def rek léegi ak suñu paree suñu réunion bi ak Afrique du Sud mardi dootul concerner seulement Sénégal mais dëkk yu bëri yoo xam ni ñu ñoo leen di jàppale pour ñu def ko ci Afrique de l'Ouest bi la et loolu encore une fois résultats yi ñu ciy am dinañu jox information yoo xam ni dina aider pour suñu autorités yi mën a décider lépp loo xam ni war nañ ko jël encore toujours li may wax rek et heureusement loolu la président Macky Sall di def mooy dafa gëm scientifique yi et scientifique yi aussi dañuy nit ñoo xam ni li ñu gis ak li ñu xam loolu la ñuy wax pour aider leen ñoom autorités yi ñu jël décision yooyu te loolu duñ ko bàyyi en tout cas luñ ci gis dinañ ko mën wax bi ñu gisee variant bi dañu woote moom moo jëkk a wax ni wax leen ko moom moo jëkk nekk koo xam ni bi mu ko yëgee daf ni wax leen ko yow professeur bu demal nga wax ko pour nit ñi xam ni ñun làquñu dara dëgg gi rek la ñuy wax donc loolu la ñuy continuer def en tout cas moom la ñu mës a def bi ñu xamee ba léegi ci suñu autorités yi li ñu xam ni wóor nañu scientifiquement loolu lañ leen di wax ba pare aider leen pour seen conseil di leen ci conseiller pour ñoom ñu mën a jël ay décisions yi ci war. léegi fan ngeen toll ci surveillance bi ndax gis ngeen beneen variant wala fa ngeen tolloon rek ngeen yem. waaw pour l'instant fañ tolloon lañ yem mais jeexalaguñu parce que par série lañ koy defee mais gisaatuñu beneen ba tey ci suba rek ñu ngi xool résultats yi mais am na résultats yu bëri yuy xaar donc mënaguma wax mais pour l'instant gisaguñ ci leneen
à part boobu mais mi ngi continuer te am na ñeneen aussi ñu koy def ci dëkk bi et je crois que gisaguñ dara aussi pour le moment donc loolu li muy wone rek que nga gis li may wax toujours nga jëkk ko gis nga bañ ko gis déjà dafay wone rek ni variant yi bëriwuñ fi parce que dafa gaaw a law ba nga xam ni su fekkoon ni bëri na fi rek dinañ ko teel a gis mais le fait que ñu gis benn bi rek war na lépp lu ñu doon def ñu yokk ko bu baax yokk surveillance bi pour que muy ñu gën di surveiller maintenant nag lu ñu gis rek dinañ ko wax parce que décision boobu dafa am importance et comme ni ma la ko waxee non seulement pour Sénégal mais dafa am importance vraiment pour dëkk yu bëri et puis li ñuy liggéeyee comme ni ñi fi ñëwoon léegi au niveau sous-régional day wone importance bi parce que xam li xew Sénégal baax na mais xam li xew ci yeneen dëkk yi aussi baax na donc loolu dafa war a tax ñu ñuy liggéey pour que ñun déjà ci suñu biir ñuy xamal lan moo xew parce que même su amulee Sénégal te xam ne am na feneen loolu aussi daf ñu war a indi ñu xalaat ni mën na ñëwaat fi benn bis donc looloo tax non seulement ñuy liggéey ci biir Sénégal mais ñuy liggéey vraiment ci Afrique de l'Ouest et loolu vraiment Africa CDC moo ñu ko demandé pour ñu jàppale leen ci pour que surveillance bi au niveau de l'Afrique de l'Ouest gën a établiru et ñun aussi ñoo xam ni vraiment ñu nekk ci di jouer suñu rôle ni mu gën a rafetee ci surveillance boobu. yaa ngi koy wax léegi ñi fi ñëwoon léegi di ay gan yoo xam ni Burkina Faso lañ jógee nekk Institut national de santé foofu di ñëw fii pour dékku say xalaat ci ni nga taxawee IRSF mais bëggoon naa ci côté boobu nga wax ñu sa xalaat ci wàllum recherche en Afrique est-ce que gisoo ni dañu xaw a tardé tey par rapport ak xëy na Occident ba tey moo sax indi tey ñëpp a ngi defar vaccin mais en Afrique pour bokk ci essai clinique vaccin sax dañuy sonn. voilà léegi pour loolu dafa ci am xalaat c'est-à-dire soo xoolee surtout mbirum recherche du soo xoolee équipe yëpp du équipe yëpp mën a def lépp il faut mu am équipe yoo xam ni lii la ñu mën a def ñeneen ñi def loolu ak yu mel noonu am na foo xam ni peut-être technologie bi ñu am Afrique ak bi ñu am Sénégal yeggagu fa bay dem di def yenn recherche yi pour peut-être fabriquer ay vaccin loolu peut-être amaguñ technologie bi ci war ak yooyu mais am nañ loo xam ni c'est fondamental après pour xam ndax vaccin yooyu baax na mooy essai clinique yooyu moom ñun def nañ ci yu bëree bëri te am na équipe yu bëri yu am expertise boobu Afrique notamment Afrique du Sud comme Afrique du Sud ñoom vraiment dañu avancé en matière de recherche moo tax ñu trouver variant boobu moo tax ñu bokk même ci évaluation kii effet yu bëri yuy ñëw aussi ci vaccination bi pour ñu surveiller ko foofu nañu mën a vraiment jouer suñu rôle boo xam ni duñ ci xaar kenn donc vraiment kooku amul benn complexe buñ ciy am na dëkk yu yeneen yu mag aussi yoo xam ni presque mënuñu woon réussir def vaccin alors que dëkk yu mag lañ te yàgg dañ ko def mais am na foo xam ni forcément mooy li ma doon wax sànq du comme bu njëkk ñuy xaarati ñu defal ñu lépp am na yoo xam ne suñ fa yeggee ñun suñu bopp ñoo ko war a jël et bi dama waxoon yàgg na tuuti buñ ma interview affaire essai clinique vaccin yi boobu am na coow lu bëri ci vaccin yi kenn ñemewu ci wax ma ni essai clinique yi bis buñ ñëwee il faut que ñun africains yi ñu dugal ci suñ loxo parce que tant que dugaluñ ci suñ loxo duñu xam non seulement ndax dina dox suñ population mais également duñ ci bénéficier et foofu la ñu mën a jàppale foofu la ñu mën a def lu bëri et boobu dëgg la ñu bëri ñemewuñ ko woon wax parce que coow lee bëri woon mais man dama ni il faut à un moment donné li ñu mën a def ba nga xam ne dina aider non seulement Sénégal mais àddina bi yëpp wala Afrique bi yëpp il faut ñu foofu la ñu war a dugal suñu loxo et pas seulement di déglu rumeur yi duñ ko def ak yu mel noonu exemple bi mooy Afrique du Sud ñoo jëkk a démontrer que variant bi sud-africain bi efficacité bi vaccin AstraZeneca bi waroon amatu ko te loolu bu ko defee du seulement pour Afrique du Sud pour àddina bi yëpp la dafay tirer sur la sonnette d'alarme pour àddina bi pour que ñëpp jël seen disposition donc foofu moom waruñ ci am benn complexe vraiment am na yoo xam ne aussi ñu ngi koy def Afrique àddina bi yëpp koy reconnaître te loolu mooy suñu warugar waruñu rek jóg nii lépp lañ mën a def donc duñ ko mëni mais am na loo xam ni vraiment suñ ci waree dugal suñ loxo nañ ci dugal suñ loxo te su amee njëriñ àddina bi yëpp lay njëriñ.
waaw professeur pour jeexal rek ñu xanaa ñu dugg ci IRESSEF nga wax ñu tey ñëpp xam nañ taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci recherche ci côté santé fii au Sénégal bokk tey ci ñi nga xam ni bokk nañ ci dispositif bi nga xam moom mooy def test yi ci wàllum Covid 19 bi tey lan mooy ambition wu dëgg-dëgg bu IRESSEF. voilà ambition wu IRESSEF li je crois que mooy bi mu mës a doon rek mooy déjà wane ni institut boo xam ni la déjà il faut me préciser ko li ñuy wax en français c'est un institut d'utilité publique dafay jàppale vraiment dëkk bi ba pare c'est un institut à but non lucratif du ay bénéfices la ñuy wut lépp lu ñu am foofu dañ koy dugalaat ci institut bi donc loolu la ñu bëgg a def te di turam bi dafa wax ni institut de recherche en santé lépp luy gëstu loo xam ni ci wàllu wér-gu-yaram la war nañ ci mën a dugal suñu loxo après aussi di former nit ñi mais formation yoo xam ni duñ ko am feneen ak aussi di appuyer politique de santé yi donc suñu objectif mooy toujours loolu et bëgg nañu foo xam ni rek mën nañ fa yëngatu pour jàppale dëkk bi ñu def ko muy Covid bi muy yeneen yi muy Ebola bi ñëw ak yeneen donc loolu la ñu bëgg daal c'est vrai nag am na domaine yoo xam ni pour ñun c'était des domaines nouveaux comme bien sûr coronavirus bi et ñeneen lañ ci gënoon xam mais dem nañ ba xam ni léegi am nañ capacité boobu te léegi gis nañu sax yeneen dëkk yi di ñëw di jàng si ci ñun donc ñun loolu la vraiment et puis lu ñuy def aussi dafay am loo xam ni dañ ko bëgg a séddoog ñëpp surtout borom xam-xam yi ñuy liggéeyandoo nekk ci dëkku Afrique yi comme nekk ci dëkku yeneen ñun suñu yëf mooy mës a nekk séddoo échanger di weccante xel ba nga xam ni lépp lu ñuy def du ñun seetuñu ci loo xam ni ñun ñoo ci am ndam dañu bëgg àddina bi yëpp am ci ndam te loo xam ni aussi loolu lañ mës a def dañ ko mës a gëstu ak nit ñu bëri ñoo xam ni ci dëkk bii la kuñ ci ëpp doole ñu dimbale la koo xam ni moom moo ñu ëpp doole mu dimbale ñun ci parce que loolu rek mooy tax yëf yi avancé donc suñu objectif loolu rek la mën doon moo taxoon délégation kii bi Burkina bi ñëw di seet justement parce que am na yu bëri yeneen yoo xam ni dañ leen jàppale mais ñun aussi am na ñu bëri feneen ñeneen dañ ñu ci jàppale. waaw kon professeur ñu ngi lay jërëjëfal. en tout cas maa ngi lay jërëjëf maa ngi lay gërëm aussi di la sant ci interview bi question yi pertinente nañ trop et j'espère que dina aider nit ñi ñu gën a xam vraiment surtout ci mbirum vaccin bi que vraiment priorité la et que lépp lu ñu mën a def rek pour vacciner wu nañ ko def ñun en tout cas dañ fi nekk pour lépp luy suñu xam-xam suñ ci gisee luñ ci leer dinañ ko wax muy ci ban côté ak ci beneen bi yëpp lépp loo xam ni daal gis nañ ko dinañ ci wax ba mu leer parce que suñu li ñuy wut mooy jàppale rek wér-gu-yaramu nit ñi loolu rek moo ñu tax a jóg du leneen